wax ci réew mi dolli xalaat ñu defaraat li fi dëpp nañu dippiwaat nañu ànd dërwaar ba lépp naat suñu réew mi ñu yitteel ñi ci kaw géej ci mën mi ñu ñàkk seen baat maam ñu ngi jooy wàlla jàng mi dëkki sox ñun suñu gox daa fees ak ndox mbaa doole bi dëkkee jooy ndax Sénégal bi ci kaw muy dox waaye fu ñu jëmee amatuñu ngëm-ngëm dara waaye fu ñu jëmee amatuñu ngëm-ngëm dara Sénégal dafa jot tey muy naan suñu réew la enquête 221 dal leen ak jàmm niñ koy baaxoo di def saa su ne ñi ngi fi nga xamante ne moom moo di Tóobeen Tóobeen buñ ne Tóobeen nag xel dina dem ci li nga xamante ne moom moo fi am ci bu Mawen également Tivaouane loolu yëpp ci yoon yi nga xamante ne la ñu jaar askan wi xam ngeen ni amoon nañu problème ak gendarmerie nga xamante ne lépp mi ngi jëm rek ci suuf si ICS soxla jëmale ko ci askan wi waaye nag bomban tey dañoo gis ne rek am na fu nga xamante ne dafa tagga téeméer jëmale ci mbir mi nga xam ne ca jour boobu ndeysaan juróom ci seen i dignitaire nekk ci biir gox bi sans compter jeunes yi lañ leen teg loxo waaye juróom-ñetti camionnette bu gendarmerie lañ leen wàcce guddi en tout cas 12 août mercredi 2020 ba fajar gi jotee du li nga xamante ne mooy askanu Tóobeen di gaaw a fàtte. Sénégal dafa jot tey muy naate ndey suñu réew ku nekk am na ci baax suñu réew la digal sa poos waaye nga ñu fandee jël suñu alal di noos suñu biir yi di xoos ñun ñoo la fi teg tey nga ñuy xool ñuy loos sama carte bi la fal tey waay suba mun na la fool yi Sénégal bi ñu am tey liggéey lañu soxla bàyyi leen coow nañu dem ci biir waxtaan ak ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy victimes yi ñi nekk ci loxoy gendarmerie jaar faak malmené bi ñu leen fa def ak yëpp ngeen daal di ko gisal seen bopp xam ni carrément askan bi di Tóobeen lii la ñu dund ci ginnaaw ICS nee na fii yëpp la daal di soxla fi ma taxaw ba jëm ci kanam mu mel nag gas gi nga xamante ne moom la ñu bëgg a def mooy gas gi daal di continuer activistes yi ñëw nañ fi ndax foofu la lépp daal di dooree. gendarmerie la am wala veillouterie gendarmerie baatu tubaab la waaye veillouterie tamit baatu tubaab la veillouterie mooy taxawaayu wëyu ndaxte gendarmerie bi ñu xamoon li ma dégg ne gendarme yi fi ñëw moom la ñu def du yëfu gendarmerie yëfu wëyu la te ñu ngi koy ñaawlu ba fu ñaawlu yem wax ji mooy ndax gendarmerie dafa nekk léegi benn milice privée ci loxo borom doole yi ñuy noot néew di doole yi am ndéet ndaxte ñun ñëpp dégg nañ gendarmerie taxawaay bi mu amee woon ca Ndingler taxawaay boobu bu ko raw la ñu am fii talaata ak àllarba fii ci Tóobeen Maka Dieng ak Kër Magueye te ñaaw na ba fu ñaaw mën a yem moo tax nag war nañ wax président Macky Sall war nañ wax ministre des forces armées war nañ wax ñoom Aly Ngouille Ndiaye ne ñun li ñu soxla mooy gendarmerie askan wi li ñu soxla mooy police askan wi ndaxte nag ñooñu ñuy fay suñuy xaalis seeni taxe seeni lempo lañ leen di fayee. ICS di polluer tund bi waaw ba jigéen yi seen ëmb yaa ngi yàqu xale yi ñu ngi am feebaru infection respiratoire aiguë mënatuñu nooyi ju baax mag yi
koo ci gis mu ngi sonn koo ci gis mu ngi feebar koo ci gis mu ngi mel ni yaa ngi am téeméeri at fekk ne xëy na ñeent fukki at wala juróom fukki at rek nga am loolu yàlla defu ko ICS moo ko def bëgg a fekk suufu jàmbur kii moo ko foqati ko ci ay loxam ci lu ñàkk fayda duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg dama ne bu dee ICS dafa jàppoon ne waa Kër Magueye waa Maka Dieng ak waa Tobène rek la nar a jàkkaar lool bu yóbboo ñu xam ne bés ni ki tey ñun bokk nañ ci bàjjenu waa Maka Dieng bokk nañ ci bàjjenu waa Tobène bokk nañ ci bàjjenu waa Kër Magueye ñoo nar a ànd ak ñoom ba xeex bi saf sàpp ba ñu bàyyi leen seen suuf wala ñu fay leen li nga xam ne jar na ko fukk ak juróom xaw ma fukk ak ñeent yi nga xam ne ñu ngi leen tëj ca kaso ba kees ñu bàyyi leen président Macky Sall fukk ak juróom yi nga jàpp ñuy ay otage nañ leen bàyyi ci nu mu gën a gaawee. waaw le même jour le 12 août dem naa ba Tobène bu ma demee Tobène ci la xamanteeg waa dëkk ba donc daal di saafonte ak ñoom laaj leen lan moo waral teewaayu gendarme yi fii ak lu tax ñu ñëw jël si waa dëkk bi yëpp une vingtaine de personnes ñu jàpp leen yóbbu leen ci gendarmerie bu Mboro ak gendarmerie bu Tivaouane ba loolu amee nag donc man leen laaj lan mooy seen problème ñu ne dañoo am problème ak waa ICS ndax ICS dafa bëgg a ñëw pour nangu seen suuf si ma neen ñu ne ma waaw bis boobu falaa fanaan ñu expliqué ma ne ma gis ngeen dëkk baa ngi nii moo war dëkk bi ñu xamal ne ma dëkk bi amuñu case de santé dëkk bi amuñu ndox bu ñu moomal seen bopp seen ndox mi ICS lay jógee directement heure bu ñu jotee ak ICS sax ICS day faral di couper seen ndox mi des fois nañ toog une semaine ba 2 semaines yoo xam ne duñu am ndox ñu xamal ne ma aussi dëkk bi amul lenn loo xam état def na ko fa lu dul benn école primaire léegi képp ku jàng ba ak CM2 soo paree da ngay ñëw Tivaouane wala Mboro wala nga dem fële si Meewaan wala Pire pour jàngi CM pour àggale si jàng donc ma gis ne kat foofu noonu dëkk boobu kat waroon na dépasser foofu ndaxte ICS ak dëkk ba ça fait même pas 500 mètres da ngay taxaw sax di gis installation ICS yi moo ma fa fanaanee si guddi gi ci laa gisee ne kat dëkk bi amul courant loolu ma xaw ma choqué guddi googu yëpp daf ma choqué lool ndax dëkk boo xamante ni soriwul ak ICS di def am chiffre d'affaires ay milliards par semaine nekk dëkk bu nekk ci wetam amul courant amuñu ndox amuñu yoon boo fay mën a jaar pour dugg ci dëkk ba amuñu case de santé ku bëgg a faju da ngay jël saret 7 kilomètres am na maire yoo xam te ni témoigné nañ ma ne seeni ay doom ci ay saret lañ doon ñu bëri ci saret yi la ñu wasi ne donc ma ñaawlu ko lool bu ma xëyee ci laa dem Tivaouane bu ma demee Tivaouane ñu waroon a déférer doomu Tobène yi le vendredi léegi ci laa woote woon li nga xam mooy manifestation pour ñu ñëw taxaw ci buntu gendarmerie bi donc daal di téye suñu ay pancarte ci pacifiquement pour demander la libération des habitants de Tobène pour apporter leen li nga xam mooy suñu soutien ba ma defee appel bi nag ba noppi xëy na waa Tobène yi les jours yi am nañu ñëw mais am nañu des léegi nag ci laa taxee woon fële ci station ñu doon dajaloo foofu pour jéem a dem demander la libération des habitants de Tobène foofu nag la ma gendarmerie fekk daal may jël si ne ma yow yaa ardu ñi ma ne leen waaw ñu jàpp ma daal may jël daal may yóbbu. si carrefour bi lañ ma jàppee ça fait 200 mètres ak li nga xam ne moom mooy gendarmerie bi maa ngi dégg fan yi seen porte-parole gendarmerie bi génn naan waaw ardu dañ ko jàpp si buntu gendarmerie bi boobu xëy na dafa juum ndax xëy na moom lu muy wax sax fekkewu ko. donc man bañ may jàpp ñoo ngi ma jàppee si fi nga xam ne moom mooy si station Total bu Tivaouane nekk 200 mètres si gendarmerie bu Tivaouane. li xewoon mooy mardi 11 dañoo gendarmerie daf fi dawal oto ñëw fi indi fi ay convocation man mi bokkoon naa ci ñu convoqué wala yoon 3 chefs de village yi kenn ku ci nekk indiloon nañ la convocation ñu waroon a dem wuy ji mercredi 12 août à partir de 9h. waaye à notre grande surprise dañoo yeewu mercredi boobu gis ni dëkk bi encerclé nañ ko ba mu fees dell ak ay gendarme kenn mënul dem kenn mënul génn ndax ñoom dañ doon tere ku génn ci dëkk bi wala saat ku dugg si ci dëkk bi
donc mercredi boobu nga xam ne nii à 6 heures du matin wala 5 heures parce que mën nañoo wax sax ni xamuñu exactement ban heure la gendarme yi dugg ci dëkk bi maanaam daal mairie bi ñu yeewoo ak paa yi doon dem ci jàkka yi ci lañ gis ni dëkk bi fees na dell ak ay gendarme léegi ci la ma mairie ñëw yee ma wax ma ni ma xamal ma nouvelle boobu ci laa jug daal di sangu bi ma sangoo daal di jël sama téléphone commencé di woote pour alerter opinion publique bi xamal leen Tobène li fi xew ci laa jël sama téléphone sax d'ailleurs contacté censeur bi ngeen doon dégg te ñu téewoon ko man maa ko woowoon xamal ko waaw censeur bi nekk Diaoubé xamal ko ni ko Tobène encerclé nañ ko man ma ni ko nag su fekkee woo nga ma jotoo ma continuer nga informer ci laa ko jox ay numéro presse bi yoo xamante ni moom dafa continuer woon di leen contacter bi ma ko woowee noonu am ñu ma woowaat rek subitement ci la gendarmerie ànd ak colonel bi mën naa wax ni colonel moo leen jiite ak groupe de gendarme ñëw fekk ma suñu kër laajte daal di dugg dañoo ñëw croiser ak man ñu ne ma yaay Cheikh Top man leen waaw ñu ne ma yow la ñuy jël si ma wax leen lan moo xew ñu ne ma dañ la jox convocation man leen may convocation bi c'est 9h ñu ne ma non c'est pas grave daal di may jël embarqué ma yóbbu ma alors biñ ma yóbboo noonu lañ continuer wéyal dem ci 3 chefs de village yi nga xam ni joxoon nañ leen convocation ñoom tam ñu jël leen yóbbu leen bu ñu demee ñun 3 chefs de village yi ak man la ñu boole benn oto même kenn ci 3 chefs de village yi dañoo indaale ñaari doomam kenn ki mineur la amagul sax 18 ans biñ leen laajee chef de village yi man bi ma dikkee sax d'ailleurs li ma jëkk a jaaxal mooy dama leen fekk ci situation bu doy waar ndax dama ñëw déjà ñaar ñi kenn solu ci ay dàll kon dañu leen a bett comme man ni ñu ma bettee paa bi ci jëlin wu doy waar lañ ko jëlee xam naa tout à l'heure moom di ngeen ko déglu mu wax leen effectivement niñ ko jëlee ak anami doy waar yi nga xamante nii noonu lañ ko jëlee ci këram. di leen wax la douche ni fi gendarme yi ñëwee bi ñu ñëwee sama kër man Mbaye Sakho chef du village Mbengeen sama lal lañ ma fekk bi ñu duggee ci kër gi sama sëta daw dugg ci néeg bi ni wuy ma ne ko lu mu ni alkaati dugg ci kër gi ma jóg di leen seet dajeeg ñoom ci ëtt bi ñu daal di ma ne Alsaan Sakho ma ne Mbaye Sakho fi ne ñu daal di ni téeb ñoom ñaar ñëpp kenn ku ne mbooloo dugg ci kër gi ay gendarme yu bari ak i soldat ni ma kilifa gaa ngi yow lañ doon seet may leen ma sol saay daal di ñu ne non non bi ñu ma jàppee di womat ma dajeeg saab goro bi ma dajeeg sama goro mu summi dàllam ñu taxaw ni ma solal lii may leen solu ma saay dàll laay sol biñ ma womatee ba ci buntu kër bi ma téye sama loxo càmmoñ ci buntu kër bi ñu di mu mel ni dañ maa dootu fi ma ne ñi ci ginnaaw binkar ñi saay loxo ñu wàcce ma marchepied bi ma xëccu toog daal di ne saay dàll na ñëw fii mbaaduma fi jóg sama doom ji Assane Sakho dane jox leen bàyyi dàllam ñu daal di aw loxom Mokhtar Sakho bi ñu ma joxee dàll yi andi dàll yi ma sol ko chef benn demal andil koy dàllam ñu andi ko teg ma sol ma ni ko ni liy mën a ne Mokhtar ne def leen ndànk bàyyi bu leen ko gaañ ñu daal di aw loxom ba ñu ko yóbboo ba ca oto ba moom dóor yu métti lañ ko fa dóor ba seene ko ndax bi ma ñibbisee fii bi ñu naatee ba noppi laa dégg jigéen ñi ne Mokhtar ne na ñetti yar yañ ko dóoran am na ñetti fan di métti li ñu no def le 12 janvier le 12 août tegewul fenn jëf ju ñaaw lañ fi def dóor nañu gone yu góor yiñ fi mu jën a jële duma nañ fi ay jigéen ndax dañuy dugg ci kër yi jigéen ñi di dugg ngeen jël gone yi ñu dóor leen bi ñu xëyee yóbbu nu Mboro nu toog fa ba ay 2 heures jëm 3 heures la fekk la ñu andi xale yi ñu fekk ma fi bi ñu yëgsee ñaq wi ñu ñaq ak ni ñu taqee laa ni waaw nees di duggee oto Tobène Mboro rek ngay ñaqe nii di taqe nii loolu jaaxal na ma ginnaaw bi ba nu jógee ba ñu leen yóbboo Mboro téye leen fa ñaari fan jële leen fa xëye andi leen Tiwaawan ñu jàllee leenu Cees ban demee fañ nu teg laa leen laaj ñu ne ba ñu nu jëlee ca dëkk ba fekk nu ci kër yi jël nu dañ noo yóbbu ca fañee gase ca usine ba maaj loonu dóor nu ba sunu yaram tas biñ may fekk Mboro dañoo ñàkk tooy xip taq ripp ba ma ni lii lan la war a mën a nekk ba nu dajee Cees nag baa leen waxee lañu ma ne gaaye leen dóor maaj loo leen moo waral noonu ñu taqe woon ak nañu tilime Mbuuba Top ñu naa ko Amadou Top ñu naa ko Mbuuba dañ koo dóor ba bañ ko yóbboo Tiwaawan dañoo passé rajo tànk bi Cheikh Tidiane Niang daa ñëw ñu yóbbu ko hôpital dañ leen a dóor ba seen yaram yëpp tas ardo ñing bi suba gi nu xëyee ñu war noo yóbbu Thiès
fi nu doon ndékkee dama jóg dugg ca wana wa dégg yoo xam gi xumb lool ma génn ni waaw ki doon yooxu lan la ñu ne ma ardo ñing lañ doon dóor lii moom yoox gi laa dégg dóor yi teguma ca bët waaye faa ne ca wana wa laa dégg yoox gi xumbul lool bi ma génnee ma ne lu xew ñu ne ma ardo ñing lañ doon dóor waaw nii la yëf yi demee fii daal lu ne def nañ ko fi li ñu fi andi wan ci gendarme ak i soldat kenn xamul nu mu toll dañoo xëy aw dëkk bi ku war a doxi say soxla amul dem tool amuy doxi soxla ku génn ñuy la ci biir definu ñaaw lañ fi def ndax jël giñ ma jël fii biñ may jël dañoo mel ni koy fatangum xar te tooñu ma defuma neen man jotewuma kenn dara ba juddoo ba fii mu ne police mosuma te gendarmerie mosuma te jotewuma kenn dara wasalaam. léegi bi ñu ñëwee dañoo continuer opération bi parce que bi ñu demee ba ay 9h 10h dañoo mujj parce que dëkk bi déjà jigéen ñi ñëpp duggoon nañ wax jeunes yi bu kenn génn ñëpp toog sur place ñu leen di seetaan mais dañoo dem ba 10h gendarme yi commencé dugg ci dëkk bi képp koo xamante ni xalaat nañu yow xaw nga mature xaw nga am jëmm nga nekk jeune ñu arraché la. biñ ko defee nag di dugg ci kër yi di jël am na kër yoo biñ fa duggee jigéen ñi dañoo commencé di yuuxu parce que kenn ku ci nekk bëggoo woon sa doom ñu yóbbu ko. ndax damaa koy gis takk der yi fees dell wetu kër gi maanaam ba mel luy dugg si sax ci tabax yi nga xamante ni yëggagul noonu sës ci sama kër ma dem ci wane wi génn xool ñu cercle liy dëkk bi ma daal di ñëw jàpp di bëgg a julli ba yàgg ma ni man de sama julli lu ne xañ na fi daal di ñëw ne bàyyi saa xam naa man ko loo xam takk der yi kat fees nañu del dëkk bi man nag maa ngi dem ca Cheikh Moussa waxi ko ni ko xale yi ni ko xale yi kat xamal leen ni leen takk der yi fees nañu dellu dëkk bi waaye nag ginnaaw fees nañu dëkk bi bu kenn génn na kenn ku ne rek toog ci sa néeg rek ma daal di ñëw fekk yaayam ci ëtt bi nuyoo ak moom ba noppi ni ko ana jëwriñ too mun ma mi ngi ci biir ma dugg daal di ni ko Moussa na nga dem mu ne maa ngi fi rek man kat nuyoo bi du mën a lokk ndax maa ngi nii ko damaa jàpp julli sax defuma ko ndax dama ne sama julli lu ne xañ na fi kon naa dem xamal Moussa ne ko nee ko na wax xale yi ni leen takk der yi fees nañu del dëkk bi ndax cercle nañ ko léegi dal di génn yamaat ci yaayam ni ko ana Cheikh mun ma Cheikh de yeewoogul man ko yeewoogul mun ma nan dem ma yeel la ko mu dem fëgg ko ne ko Cheikh mu wuyu ko mun ko aada de lay seet ma daal di ko ne Cheikh mu ne man ko takk der yi kat fees nañu del dëkk bi ndax fekk na man ca démb sa bàyyi saaxo heure bi tembe bàyyi saaxo ne ma dañ ñëw it convocation de man ak Cheikh ak Moodu Mbay ak Moussa Touré man ko kañ ngeen di wuy ji mu ni suba da la ñuy wuy ji man ko incha allah léegi ma daal di dugg ci geneen kër gi di sama këru sama doomi càmma ñi nekk fi di sama mag ma dem leen ndaama yeewoogu leen kat waaye maa ngi jéggul li ma yëkkatee nag jàmm kese la su ma mënoon a xar sama jëmm ji dama ko def ñaar jëmm kër gu ne jëmm dugg fa ma xamal leen ni leen bu leen génn seen i néeg bu leen def leen ndax dëkk bi cercle nañ ko ak takk der mu ngi fees dell kon bu leen génn léegi daal di génn duggaat ci kër Moussa taxaw di bëgg a wax ak Moussa ñu daal di fees dell kër gi daal di ñëw ne ana Cheikh topp Moussa ni leen Cheikh a ngi ci biir ñu daal di dugg jiital ko Cheikh rom ma de dem ma daal di ko ne Cheikh kon ñu ngi la yóbbu nii ñu ngi la yaa ngi dem nii ma léegi waaw la woon fa woon rek léegi demal yaa ngi dem yaa ngi ñëw. tu vois léegi nag jigéen ñi doon yuuxu gendarme yi dañ leen doon calmer di leen noppiloo am na ci ñoo xam ne nag comme mënuñu leen noppiloo dañ leen doon dóor foofu loolu moo waral dóor yi ak lacrymogène yi parce que dugg nañ ci ay kër jigéen ñi ñu noppiloo leen ñu bañ dugg ci ay kër fekk ay buntu tëju ñu ne ay jeunes ñoo dugg foofu ñu dajji ko tu vois bi ñu dajjee buntu yi commencé dóor jigéen ñi jeunes yi nga xamante nii doon nañ leen seet te am na ci ñoo xamante nii peut-être gisuñu leen ñenn ñi jàpp nañ leen loolu moo gën a waral lacrymogène yi ak violence bi gën a exercer wu ci biir dëkk bi parce que gis nañ fi ay xale yoo xamante ni après opération bi dañ leen a yóbbu directement hôpital ci biir opération bi gis nañ xale boo xamante nii man ngeen a dem jëlaat reportage bi parce que démb rek ñi ngi koy témoin waat dafa xëm xale bu ndaw boo xam ni amul 2 ans dafa xam dañ ko daal di jël
sëlëm ko ñu baree bari ci xale yi dañ leen doon tëj ci néeg yi di leen sëlëm ndox parce que tellement biir kër yi ak biir saal yi ak biir néeg yi ci gars yi dañ doon dóor ay lacrymogènes yoo xamante ni day àgg ba ci ñoom loolu noonu mooy li nga xamante ni ci gàttal am na fi mais juste pour ajouter rek ci jeunes yi nga xamante ni jàppoon nañu leen ñun bi ñu jàppee man ak 3 chefs de village yi ñu jàpp jeunes yi dañoo isoler jeunes yi ci benn côté isoler chef de village yi ak man mi nekkoon responsable jeunes yi ci beneen côté léegi bi ñu isolé noonu yóbbu ñu Mboro foofu la ñu téye ba 18h ñu defeere ñu Tivaouane jeunes yi ñu fanaanal leen foofu 2 jours jeunes yi bi ñu xëyee 2 jours yi matee ñu fekk ñu Tivaouane dañoo ñëw nekk ci état bu doy waar même bi ñuy fekk Mboro ci état bu doy waar la ñu nekk parce que dañ leen yóbbu ba Mboro kon continuer waat di leen violenter ndax loolu la ñu rapporté effectivement léegi nag kii nga xam ne nii mooy Ardo Gningue peut-être li ma bëgg a noter rek balaa may passé bi ñu demee ba Tivaouane war a xëy dafa 2 jours 48 heures war a xëy ñu defeere ñu Thiès le matin boobu bi ñu xëyee ndékki dañoo jékki-jékki rek seen ko gars yi sëxat ko di ko indi bi ñu indee ñun cellules yi ñu nekkoon ak moom fi mu nekkoon dafa xaw a am ñun à gauche lañ nekkoon ñu nekk à droite maanaam ay quelques mètres moo ñu xajale woon ñu seen ko ñu arrêté ko indi ko daal di nangu téléphone yi dugal ko ci biir immédiatement ñu dégg ko mu commencé di yuuxu ñu yuuxu na foofu yuuxu yu metti yu yàgg léegi bi mu génnee ñu gis ko mu nekk ci état bu doy waar après kenn ci agent yi chauffeur bi sax kooku man xàmmee naa ko chauffeur la da doon dawal mais gendarme la dafa ñëw rapproché ma ni ko mais chef lan moo xew mu ni ma roq bale moytu leen ko parce que ay tuxkatu yàmbaa ñoo fa nekk man ko bon mu ni ma waaw mu ni ma waa ji day tux yàmba tu vois moo tax peut-être xëy na ñu dóor ko dóor yi demee noonu moom sax xamul woon ni man xam naa Ardo Gningue mais tam dama ni ci yàlla bàyyi noonu waxuma ko dara. moom mooy tool yi rek ndax bu fekkee ni nii dañoo ñëw pour bëgg a jël tool yi noonu ba ñu joxe tool yi waaye dañ ne nañu toog waxtaan ba jubboo ba ñu xam li ngeen di jëlee tool yi loolu lañ leen wax ñoom nag ñu ñëw ak seen doole bëgg a forcer baykat yi bëgg a jël tool yi ci kaw ni mu leen neexe loolu nag yaakaar naa mooy xëccoo bi waaw keroog nag muy bisub àllarba ni ñu ñëwee ci dëkk bi moom wax dëgg ku nekk ci dëkk bi rek te ngay kilifa am nga ci yàqare am ngam tiit ndax yaakaar naa noonu bi ñuy jógee ci fajar gi di julli ci jumaay ji ci jàkka ji la bilaal bi ñëw ni nu moom kat moo jëkk a yeewu bi muy nodd bay delluwaat këram nee na la gis oto yi def ab lox ci yoonu nga xam moom xam naa ni na moom oto yi bari gi yéeme na moom bi mu ñëwee bi mu dellu siwaatee nun fekk nu ci jàkka ji lan xamal imam bi ni ko nun de dëkk bi li fi dugg si see bon nu def ñaan ndax mel na ni du jur jàmm bi nu jullee ba pare la imam ni léegi nanu def ay ñaan musulu ci seytaane ci li nga xamante ni nii moo dugg ci dëkk bi nu pareet kenn ku ne da ngaa demaat sa kër man mii bi ma ñëwee sama jur bi ma ko yeewi fii ci ginnaaw kër gi bi ma génnee lañ ma ni sëñ bi foo jëm ma ni leen fii ci ginnaaw kër gi ñu ni ma loo fay def man leen dama fay yor ak jur gu ma fay yeew pour war leen a xool ndax fa la ñu fanaan mooy ay nag ñu ni ma mbaa doo fa yàgg man leen luy doo fa yàgg ku yor ak jur kay di ko yeew di nga ko xool ba xam laxasu na wala lu ca ne léegi ñu bool kenn topp sama ginnaaw ñu ànd dem ba ci parcelles yi ngay gis nii fii ci ginnaaw falaa leen yeewoon
bi nu ñëwee léegi ma xool ma yeewi leen jiital leen yeew leen ci mboy ga bay tourné ñu àndaat ak man ni ma léegi pare nga man leen waaw pare naa ñun ma kon ci delluwaatal ci biir am na koo xam ne nii ni na ma tey jii de xëy nañ leen xëy moo xam ne nii wax dëgg yàlla doonu lu nu gënal waaye nag sañuñu koo bañ ndax suñuy kilifa noonu ko sant ñoom gendarme yi am na ci koo xam ne loolu la ma wax ma ni ko loolu moom amul benn problème su fekkee ni nii ñoo leen ko sant loolu moom noonu amuñu ci luñ ciy xalaat bi ma ñëwee ci kër get ba toog la sama mag ji ñëw moom soxna aada mii doon wax léegi ni ma Moussa ma ni ko Mbàkke mu ni ma mbaa yëngal li ne ci dëkk bi ma ne ko waaw ci dëkk bi de bilaal bi doon na ko wax même bi may génn am na ñu ma fekk fii ci sama ginnaaw kër mu ni ma nag gone yi bu kenn génn nañu toog ci kër yi bu kenn génn ndax ñoom li ñu bëgg xam na histoire la ñu bëgg nun nag jàmm doomu la ñuy wut kon bu kenn génn ci laa daal di toogee noonu ci buntu tabax bi ab bi mu tourné lañ lu mat 8 personnes ji leefa ñëw daal di ne salaamaaleykum ma ni leen maaleykum salaam ñu ni ma fii ana seex toog fu mu ne man leen seex a ngi ci biir mu ni ma fan la nekk ma ni ko mi ngi ci biir ma jiitu ñu topp ci seex dégg suñuy wax daal di dajeeg mun ci weranda bi man leen seex a ngi nii ci lañ ko jële biñ koy jël di yóbboot moom dañ ko kenn ku ne xam nga kenn yow koo xam da nga koo jox convocation talaata àllarba mu war laa wuy si 9 heures loo ci manootee ka jël si ak a dirdi de dafa wax ni mbooloom gaynde bu leen bukki jiitoo bu leen bukki jiitee mbooloom gaynde mépp ay bukki lañu mbooloom bukki bu leen genn gaynde jiitee mbooloom bukki mépp ay gaynde lañu waaye lii xew fii keroog ci man ci li ma mën a li ma yëg mooy du kenn ku dul ñii fi nekkal état ci sunu gox ñooñu jaay Ibrahima Ndaw kenn jiituwu ko ci ku bono ngi noonu na butu woon ak Mudu Mbay laa tudd bu ma déggee na ma xam ku bono ngi noonu njiit lu bone noonu waree su ko teg ci kanamu askan parce que moom défendrul askan wi bi mu dikkee fii ci penc mi maa ngi teew du ma ni kenn moo wax ma dégg wax ak saw askan ñu lay xaar ci di la xooli bëtub kilifteef nga war a ñëw ak mat gu mat sëkk ak respect bu mat sëkk mais keroog bi mu dikkee jëfi bandi la fi wane kon ñii buñ dikkee jëfe fi jëfi bandi yi duñu jaaxal parce que moo ko jëkk ci penc mi keroog maa ngi toog mu ni sama xol bi dama ko naa bu xeet def fi aw xeer sama benn jëwriñ bi ma àndal ni ko sa jëmm ji ko gis xam ne yow lii nga wax dëgg la ci yow dëgg la ñooñu mere naa leen trop mais ñii laa gën a mere ñii ci sunu gox état teg leen fi ñoo gën a yées ñëpp ñun ñooñu jaay jëflante lii gendarme yi ñëw jëflante kook ñun li muy bon ñoom ñoo gën a bon gendarme yi ay bandi leen Ibrahima Ndaw kenn jiitu ko ci xaw ma préféré xaw ma préfet Makan Mbeng musuma koo teg bët mais lu Ibrahima Ndaw daf koo ànd ak moom man nag nëbbatuwuma buñ ma déggee nan ma xam man maay wax fii ñuy dugal gars yi buñ ma mënee dugal fu ko raw nañ ko def ay wëyu lan ay du ñu nit yi dara li ñu naqari ñoom ñoo ñu ko teg parce que borom kër nit du ñëw ci këram dafa def lu nga xamante ne nii yëgu ko wala neexu ko gendarme yi bu ñu dikkee ci dëkk bi wala ci gox bi def fi jëfi caay-caay yu toll nii dañ koo yëgoog ñi nga xamante ni ñoom la ñu dénk gox bi dañ ko yëgoog ñoom. ay woyu daal la fi ñëwoon ay woyu ñoo fi ñëwoon ndax takk der yu dugg ci biir dëkk waxuma la di dugg ci biir kër waxuma la di fàdd ay buntu arme waal muy daanu ak a fàdd buntu kër muy jaaxaan loolu moom damaa yaakaar ne buñ leen ko santee tam kon que leen ko sant ñoom ñoo yem képp waaw kon ay samba boy lañ leen mën a def ndax man sax am na wax ma wax ne dama leen ni ñoom ay sàcc laa leen mën a def ndax duma ko tenn ay sàcc laa leen mën a def ndax yaakaar naan ko fàdd arme waal mu ubbeeku bu ta fekkan 10 000 mbaa or dina ko jël yóbbu ko kon man sàcc laa leen mën a def wax bi moom noonu la waaye ñii li ma mën a waat jëm sëñ Touba yàlla na leen àq jullit yeeg yu yéefar yeeg yu tuut tànk góor ak jigéen yàlla na leen topp barkeb sëriñ Touba nii laa ko waxee boobaag léegi njariñ amu ko amul njariñ
saa ma ko xoolee rek sama rongoñ day bëgg a génn comme noonu ma ko waxee samay rongoñ moo toxu ba sëñ Saliou làqoog léegi waaye saa ma sëbbee sama jëbi julli ñaan ci barkab kattanug yàlla ak mbaaxam te barkab Serigne Touba ma yaakaar Cheikh Ibra yàlla na leen àq julli ci topp te barkab Serigne Touba. xam nga yëkkati bi moom xaj na mënul ñàkk ndax Sénégal moo ko signé ak ICS waaye ndàmpaay li amul app maanaam dañ leen di jox rek loo nga xamante ni bu ñu seetee àq ak yelleefu doomu aadama ak clause yi nga xamante ni sur le plan international signé nañ ko ci wàllu aspect environnemental ak social loolu buñ ko tënkee foofu rek pop coow du am mais li wér te wóor mooy bu leen di jox 1 milliard par hectare amul njëg ndax foofu lañ juddoo foofu lañ yaroo foofu lañ suul seen i maam te usine bi bu ñëwee du sax wër fi ñu suul nit yi da koy boole ci li ñuy gas parce que village yi passé yi ay ñoom mbaar ak yooyu sëg yaag yëpp jaxase nañ leen donc pour nga dem sax mën a ziar say maam yi nga nekk foofu dootoo ko amati donc loolu rek amul prix léegi nag nit dañ ko war a fonk te loolu defe naa Sénégal bokk na ci dëkk yi ratifié loolu ci wàllu Nations Unies ak droits humains ba tax na donc nit ñi laajuñu waa dëkk ba laaj ñu alal joo xamante ni maanaam dootul jeexati mais dañoo laaj loo nga xamante ni bu nu fa jógee seen condition de vie dina améliorer seenu dëkkiin dina yokku man ci am kër man ci dem investir ci feneen ci yeneen anam ndax yeneen anam pour man ci ëllëg dundal seenu njaboot te tamit dañ ko war a xool ci li tubaab di wax court moyen et long terme xaalis bi leen jox dañ ci war a sóoraale ni ñoom xaalisu seeni doom la ak seeni sët. waaw loolu xanaa dañ koy naqarlu bu baax a baax di ko ñaawlu te awma ci saafara benn saafara rek laa ci am mooy damay woo suñu mbokk waa ndogondu yi damay woo suñu mbokk waa àll yi damay woo suñu mbokk waa village yi damay woo mbokku Sénégal képp ku naw doole jàng Nelson Mandela daf ni jàng mooy ngànnaay li nit mën a am pour xeex ñàkk nañu jàng gis nga gendarme yooyu tey bu doon dogandu lañ dëkk wala ka leen jiite bu doon ci village yooyu la jógee kon du demee noonu ka leen yabal le ministre de l'intérieur bu doon tey ci village yooyu la dëkk wala ci àll boobu la jógee kon du demee noonu bu doon dëkk ba xaj na am na ay autorités yoo nga xamante ni tey jii dinañ leen bàyyi xel kon du demee noonu loolu rek laa ci xalaat ni man mooy saafara si nañu góorgóorlu si njàng mi metti na yàgg na mais vraiment c'est un appel bu may lancé ak jeunes àll yëpp village àll yëpp nañu góorgóorlu ci njàng parce que moo la mën a génne ci point ba A yóbbu la ci point bu kaw boo nga xamante ni ëllëg fa ñuy dogale di nga ko fekke te di nga ca mën a joxe sa kàddu voilà. après boo ñu moytuwul Thiobène dinañ ñëw ba ci seen côté li ko wër environnement yi ndax yéen a ngi waaj loolu. waaw boo gisee combat bi tey man ma dëkk ba Bagne bokk ci c'est parce que dama xam ni ginnaaw Thiobène Ndiaye Cissé moo ci tegu Ndiaye Sambanaar Bagne ak yendu naan am na yeneen dëkk yeneen dëkk yu nekk ca penku Bagne maanaam ca ginnaaw Bagne diggante national bi ak Bagne donc dëkk yooyu yëpp ci dëkk yi war a jóg la war a bokk ba tax na mbir mi man jàpp naa ne du ab xeex du ab sànnante xeer waaye dafa laaj waxtaan ndax état du Sénégal moom liggéeyam mooy nu mu mën a jàppale askanam wax naa ko nu mooy xeex ndóol bu dee nag moo war a xeex ndóol warul def loo nga xamante ni ay askanam dañ cey jóge di ndóol kon nag moom rek moo ñu ci mën a jàppale te jàpp nañ ni peut-être appel bi yëg nañ ko parce que gis nañ ci ay actions yu ci commencé di am ñu koy rafetlu mais daal village yi ñoom pare nañu pour ñàkk seen bakkan bu ñu leen naree teg loo nga xamante ni naka sudul noonu te loolu defe naa ne du ñu fa àgg ndax zone boobu zone u diine la Tiwaawan a nga fa Pire nga fa Njaasaan a nga fa mu ay kilifa diine yu nekk foofu te ña fa nekk ñëpp di seen i taalibe di taalibe yi waa Touba aussi donc ñoo ay nit la ñoo xamante ni dégg nañu ndigal boole kook nag ndigalu autorité yi kon nag li ñuy def mooy woote appel ñu waxtaane mbir mi bu dee donte sax peut-être këyit ya ñu tënk nekk na loo nga xamante ni xaj na mënuñoo yokk barem wala kii jar na réviser waat këyit yooyu waaye lépp lu ñuy def ñu teg ko ci ak yelleefu doomu aadama boole kook environnement bi xam nga ICS lu bari dañ koy wax waaye am na lu ñuy fàtte mooy maanaam ci convention bi mu tënk entre Sénégal ak ICS fépp fu mu jaar da ko war a defaraat jëmbataat garab yi ba ñu ko doon bay mën a dellu di ko bay te loolu depuis 71 ba léegi bañ fi installé amul
loolu amul donc loolu waaw. waaw loolu amul weddi naa ko ba mu set wicc ndax ginnaaw bu ñu ma jàppee dégg nga xëy na loolu motif yooyu lañ ma jàppee woon dañ ma bëggoon a attaquer gendarmerie te soo ma gisee sax nga xam ne man je suis pas violent donc lu ñu taxawoon a jóg rek mooy apporter suñu soutien ci ñi nga xam ne mooy doomu Tobène ñi ñu jàppoon ndaxte c'était pas du tout normal ñu jàpp leen pour benn cause boo xam te ne c'était une cause vraiment noble une cause sociale waa dëkk bi yëpp loo xam te ñoom ñëpp ñoo ko bokk ñoom ñu tànn ci 20 jàpp leen ak ñetti chef de village ci 20 yooyu yaakaar naa loolu bu amee kat ñu jugoon taxaw pour dem ñu waxoon ma leen woon toogee amatul jug leen ngeen ñëw taxaw même bu ñu leen di defeere sax ñu gis ñu taxaw téye suñu pancarte ci pacifisme ñu téye suñu pancarte pour leur soutien pour les soutenir bu ko defee nag ñu xam ne carrément ñoom kat seen waa dëkk kat bàyyiwuñ leen seen waa dëkk ñu ngi leen di taxaw loolu rek lañ ci jublu woon mais nekkul woon lañ ci jublu pour attaquer gendarmerie comme ñoom niñ ko waxee. téeméeri junni faju ko en 2020 maintenant en janvier 2020 loolu xew ñun ñëpp lu ci am ñu am ko ñu xam ko fii ñu fekk nee nañu dañ fi gaañ ay gendarme ok dañ fi gaañ ay gendarme mais gendarme yi ba ñu fi jógee dañu dem ICS bi nga xamante ni ci coow li la bokk mu dem ñu defar leen ay certificat médical loolu benn la ñu jógee fi waxuñu dara ba mu fi am fi 2 rencontres yoo xamante ni def nañ ko avec le préfet def nañ ko avec le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ñëw fii Cheikh Top wax na ko Aly Ngouille Ndiaye ñëw ni c'est vrai que baram bi dafa néew par rapport ak préjudice bi nga xamante ni moom la waa Tobène di subir ñu jógee foofu noonu ñu ne bu ñu tabaskee ba pare dinañu ñëwaat waxtaan bu ñu tabaskee ba pare dañu ñëwaat waxtaan bu ñu tabaskee ba pare ñëw ñu waxtaan le préfet Makan Mbeng moo réquisitionné la gendarmerie nationale ñu jël ay brigade ñu jël ay takk der ñii Thiès ñii Tivaouane ñii Touba andi leen plus de 250 gendarmes jël leen ci kaw population boo xamante ni dañu ni ñi nga xamante ni dañ leen incriminé dañ leen convoqué ce mardi là ce jour fatidique là du mardi dañ leen convoqué à 9h à la gendarmerie de Mboro 9h dañ koy convoqué nit 5h du matin mu yeewu fekk la ci dëkk bi ñu yeewu fekk leen ci dëkk bi à 5h du matin terewul ces faits yi nga xamante ne moo amoon encore en janvier moom lañ doon reproché keroog bi ñu leen fekkee seen kër ñu fekk leen seen kër toroxal leen jàpp ci ñu war a jàpp ñu convoqué wul yëpp jàpp képp ku ñu xalaatoon ni jeune nga ñu xalaat ni mën nga indi résistance ñu jàpp la jàpp ay mag ñoo xamante ni mënuñu résister jàpp ay xale yoo xamante ay mineurs lañu la preuve ba ñu demee bañ leen yóbboo Thiès dañ leen mujjee bàyyi ñun waa Tivaouane liñ ci war a taxaw xeex ko mooy pourquoi le préfet du département a agi ainsi pourquoi le sous-préfet de la commune de Méouane a agi ainsi pourquoi les élus locaux yi nga xamante ni mooy Bara Ndiaye mooy Ale Lo de Taïba Ndiaye pourquoi bi négociation yi amee ñu bokk ci alors que bi préfet de Tivaouane di def jëf ju ñaaw jooju noonu ils n'ont pas réagi depuis lors boo leen waxee la sortie de Bara Ndiaye l'autre jour lan lay wax ay affaire ay jeunes yu politique ñoo ana jeunes yu politique ñun politique wuñu on a vu juste que des populations sont en train d'être maltraitées des populations dañ leen fekk di leen néewal doole ñu xam ni suñu ay mbokk lañu et puis bu ñu seetaanee lii boo liggéey ci ñun lay dal loolu c'est le même cas yi nga xamante ni loolu li ñu doon xeex ci loolu ci cas boobu noonu moom la ñuy xeex ba léegi par rapport ak violence yi nga xamante ni am na violence yi commencé wul ci Arona Gningue violence yi ça a commencé ici à Tobène bañ fi jàppee ay nit di leen dóor ay casque ci biir pick-up bi ba keroog ñuy àgg Mboro di leen dóor ay pick-up ba di leen dóor ay casque ba keroog ñu ñëw Tivaouane suñu camarade Arona Gningue bàyyi ay itam ñëw fii pour jàppale population bi ñu xaar ko ba mu ñëw Tivaouane ñu jàpp ko à Tivaouane bañ ko jàppee à Tivaouane comment ça s'est passé biñ koy dugal gendarmerie sama kanam ñaari gendarme téye ko ak ñaari civil yu ñu àndal ñetti gendarme en tenue ñaari civil yu ñu àndal dugal ko le colonel Cheikh Sarr boobu muy wax mi ngi ci buntu gendarmerie taxaw ce jour là. donc seen porte-parole bi sax moo ngi doon ñëwaat si foofu naan ay bañ ma jàppee dañ ma yóbbu auditionné ma daan may def garde à vue sama garde à vue man ñu daan may defeere demeewul noonu dafa jum yu rëy lu may wax rek. porte-parole moom sooy wax loo xam fekkeewul daanaka si juum rek ngay dëkk bañ ma jàppee dañ ma yóbbu si benn salle boo xam te ni salle bu doy waar la fi ñu toll nii sax su ma tëddee bu guddi sax sama xel da ciy nekk ñu jàpp ma doon ma dóor yu métti doon ma torturer était au nombre de 12 gendarmes ak seen colonel bi
donc ñu ma doon torture yu métti donc ça a duré na donc doon naa fa yuuxu tamit yuuxu yu métti am na sax maa ngi dégg fan ñi si ginnaaw sama benn camarade boo xam te moo ngi tudd Cheikh Top moo ngi doon wax daf ma bett sax ndax man maa ngi doon xalaatoon naa sax na duma am témoin ndax foofu ay gendarme rek ñoo ma sekkoon moom doon na xamal sénégalais ne leen kat alors bañ koy dóor boobu maa ngi woon si beneen cellule bi maa ngi gis naa bañ koy dugal si biir salle bi gis naa aussi bañ koy génne te aussi yàgg na fa lool te yuuxu yu métti la doon yuuxu yu yàgg lool donc xëy na moom témoigné na ma loolu ma ko si sant bu baax di ko gërëm di xamal sénégalais ne leen aw ma benn intention ñu jàpp ma 72 heures garde à vue déféré ma bàyyi ma jox ma liberté provisoire liberté bi jeexagul sax ma génn di dénoncer yu mel nii ndax lii xëy na su ma ko dénoncé xam naa lu ma ci mën a fekk te su amuloon du ma épinglé ku toll ni un colonel Cheikh Sarr di ko épinglé te yamba bi aussi waaw parce que tamit dama leen wax ne bis bañ ma torturé ba pare dafa jël chambre indien dugal ko sama poste ne ma yàq fi indaale te loolu noonu accusation yooyu noonu bu amuloon du ma ko wax le colonel Cheikh Sarr moo def lu mel noonu daan ne ma je vais te déférer en prison comme ça tu vas mourir comme un martyr yàlla sutural na ma nag ba ma génnee di wax ndax tey am na ñoo xam te ni xëy na ñu bëri jaar nañ foofu daal di décédé ku si mel ne ki nga xam ne moom mooy Elimane Touré jaar na foofu ki si mel ne ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Timéra dund lu mel noonu si affaire violence policière ki si mel ne Fallou Sène décédé na si benn coup de balle réel si waa gendarmerie ki si mel ne aussi Pape Sarr aussi dund na lu mel noonu donc yaakaar naa ne Pape Sarr mi sax donc moom dañ ko torturer ba korog muy décédé donc loolu lépp bu amee tamit yaakaar naa ne man bu ma yàlla suturaalee tey bu ma génn mun koo waxuma ko pour man ce n'est pas pour seulement pour Ardo mais pour yeneen victimes yoo xam te ne dañoo war a tey parce que tey commissariat wala gendarmerie jombul kenn. li nga xam ne nii moom la ICS bëggoon proposer population yi en termes de paiement dañuy wax ni d'abord bu ñu xoolee barème bi nga xam ne nii ICS proposé nañ ko li ñu ci gis ndax fii nii bu ñu xoolee àll bi garab yi fi ëpp ay mango la comme ni ngeen ko gisee nii sama ginnaaw ak ay darkase ak culture vivrière yi nga xamante ni ña ngi ko fiy def. bu nekkee mango yi la ICS dafa bëgg garabu mango yi ngeen gis dafa bëgg benn garabu manguier bu ci nekk mu fay ko 40 000 francs loolu moom moo nekk ci barème bi te li ñu seetlu mooy population yi benn manguier rek ñoom dañ ciy mën di récolter entre 60 000 ba 70 000 parce que garabu mango yi gis ngeen ko nii day meññi ñu mën ko di ko récolter 2 fois dans l'année donc genn garabu mango su ci baykat mënee am entre 60 000 ba 70 000 francs annuellement ñu gis ni ICS mango googu dafa ñëw ci biir barème bi mu proposé ni moom mi ngi koy jëndee 50 000 francs pardon 40 000 francs kon 40 000 francs soo ko bëggee jëndee manguier boo xamante ni borom daf ci daan am entre 70 000 ba 80 000 ça pose problème loolu nag moom moo tax population yi lànk loolu darkase yi ngeen gis tamit ICS 40 000 francs la ciy proposé kon déjà soo amee tool bu mel nii di ci produire par année plus de 2 millions 500 ci mangue yi ICS dikk ni mangue yooyu malgré production boobu nga ci doon am moom 40 000 francs la ciy proposé loolu la baykat yi lànk loolu la ñuy woowee barème 1974 bi Aly Ngouille Ndiaye wax ni barème boobu c'est dérisoire et insignifiant faaw ñu changé waat ko loolu nag moo indi confrontation entre population yi ak ICS ci wàllu garab en terme de paiement bu dee nag suuf si la ñoom li ñu proposé aussi ci hectare suuf bi mooy 1 million 50 000 francs la koy jëndee kon soo xoolee hectare suuf mi ngi nekk fukki junni mètre carré nga ni 1 million 50 000 francs nga koy jëndee su ngeen defee calcul bi da ngeen di xool xam ni kon benn mètre carré bi mi ngi dicté mi ngi ñuy ñëwee ñaar fukk ak dërëm nag ku ne xam na ni kilo mburu sax mënu ko jënd loolu noonu ça pose problème loolu noonu moo gën a indi affrontation wala ça conflit entre population ak industrie chimique du Sénégal ndax li ñuy fay en termes de barème c'est vraiment insignifiant. Ba doole bi dëkkee jooy ndax Sénégal bi ci kaw mooy